Yacine Diagne, coordinateur du mouvement Siggi Jotna. waaw activité bi boo ko xoolee dafay dugg ci activité yi jeunesse Siggi Jotna initié woon muy les vacances utiles de Siggi donc bii muy 5e activité bi donc bi ñu defee d'abord don de masse ak sensibilisation bi muy activité première activité 2e activité ñu defoon reboisement 3e activité moo doon don de sang bi. donc bu si nekk yooyu mën nga xam solo bi daal 4e activité mu doon activité cours de vacances ñu defoon donc bii moo doon 5e activité bi comme yeneen activités yi ni ñu amee njariñ rek bii noonu la amee njariñ ñëpp xam nañ ni góor am na âge bu muy toll boo xam ni dafa war a dugg néegu góor suñu jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk Faye ak Parcelles. ñoom ñu remarqué woon ne fii am na ay daara ak ay xale yoo xamee ni que toll nañ ci dugg néegu góor ñoom ñu jël initiative bi ne kat ñun dinañ ko def dans le cadre des vacances utiles de Siggi ñun dinañ jël xale yooyu dugal leen néegu góor. fanweer ak ñaari xale lañu xarafal suivi bi c'est simple parce que dañoo jël benn poste de santé. Un major un expérimenté bi nga xam ni moo nekk fii ci Parcelles am benn élément boo xam ni sax si ñun la nekk donc foofu lañ leen xarafalee kooku personnellement moom mooy suivre xale yi donc sur ce plan vraiment y a pas de problème am nañ personnel médical bi nga xam ni ñoom ñooy suivre xale yi au jour le jour. bon restauration bi c'était pas prévu comme dañoo nekk ci benn environnement. Donc ñoom bokkuñu fi ñu jógee ak yooyu c'était pas prévu que ñu jël leen héberger leen continuellement ba ñu wér mais néanmoins comme xam nga dafa am lien buy lié ñi nga xam ne ñoo bokk néegu góor mais de temps en temps bu ñu waree faju ji wala bu ñu waree kii dañ leen di regrouper dafa leen ndekki bu ñu paree dem faju ji bu dee ngoon la ñu dafa leen lu ñu xewloo bu ñu paree dem faju ji ainsi de suite quoi mais prévoir uñ vraiment hébergement continu daal. bon tey rek bi ñuy clôturer suñ cours de vacances yi ñoo ngi nettoyer école boobu école bi ñu abaloon pour ñu def cours de vacances yi donc boo demee léegi ni di nga fekk ni am na ay jeunes Siggi Jotna yoo xam ni ñi ngi fa di remettre à neuf vraiment école bi nga xam ne moom la ñu abaloon donc ñun c'est des activités spontanées yoo xam ne dañ koy faral di def daal. waaw nettoyer école nettoyer kii école yooyu am na ci yoo xam ne daaw peinture nañ leen remettre en œuvre bon foofu on a un projet boo xam ni bëgguma ko dévoiler léegi dañuy xaar ba mu jël forme daal mais vraiment am nañ fa yéene daal. Alioune Ndiaye dëkk Faye nekk responsable mouvement Siggi Jotna. di sant yàlla bu baax a baax di remercier encore une fois le président Ablaye Dieye ci lii nii ndax lépp mooma ñun idée la ñu yore rek ak xalaat. moo tax ñu taxawal parce que vu comme sànq ni ma ko waxee mouvement Siggi Jotna ren comme vacances amul waa VIE def fi journée de reboisement def fi journée don de sang def fi journée masque daal di def cours de vacances tey di ko clôturer ñun au niveau de Fayu les Linguère ak ku mel ni un jeune responsable Bira ñoom ñu dajaloo comme autour de l'essentiel mooy le président Ablaye Dieye ñu waxtaan. ci une semaine taxawal journée conscription biñ ci waxtaan ak président ci saa si mu ni loolu aw ma ci lu ma ciy wax lu dul def ko vraiment jël en charge 32 personnes 25 la ñu waxoon mais dem nañu ba ci 32 yóbbu leen ci clinique. fay lépp dafa lépp tey moo waral ñu démb ci ngoon lañ ko def tey ñu xëy def lii di wax ne président Ablaye Dieye yaakaar naa ni Thiès Sénégal ku ne war naa am tànk taxawaay xar sa tànk tubéy taxawu président jox ko ndomba tànk koo xam ni yorul benn ndombal tànk état di un entrepreneur di un chef d'entreprise di PDG Socotra taxaw lu mel ni loo xam ne lu ñu wax ci Thiès mu génne alalam def ci kooku yaakaar naa ni ku ñu war a remercier la ku ñu war a sant la ku ñu war a gërëm la ku ñu war a xeex porte combat ci mu am ndombal tànk état bi xam parce que amul lu ñuy woote fii au niveau de Thiès te Ablaye Dieye y compris xaaru ci kenn ñëpp loxo mu ngi ci biir.
waa non dañu jël ay daara parce que daara yi tamit ku xool xam ne contexte bi daara ay ñoo xam ne seen waajur yi dañoo jël seen i doom yóbbu leen fa sëriñu daara yi yëpp war leen te ku ne xam ne daara yi tamit fayeekuwuñu kon bu ñu jëlee am na ñoo xam ne tey ku mel ni responsable bira doomam mu ngi ci waa ko ñoom ñeneen doomam mu ngi ci am na yeneen ko ñoo xam ne ñoom nekkuñu ay daara du ñëpp ay daara de mais après li jës dañ ko mottali ci nag ci daara yi parce que vie sax bi ñu ko defee démb ci buntu clinique ba rek ñu bari sollicité waat nañu ñoo xam ne bëgg nañu seen i doom jong te nekkuñu daara parce que ku ne xam ne contexte seen loxo jotu seen ginnaaw. damay rafetlu responsable bi Alioune li kàddu yi mu wax di rafetlu aussi taxawaayu bira ci li nga xamante ni mooy action bi nga xamante ni moom la sunu président def muy président Ablaye Dièye président Siggi Jotna muy action boo xamante ni action de bienfaisance la jaamu yàlla la dama da ngay jaamu yàlla ci ay jaamam comme on l'a dit dans la salle kon ñu ngi koy remercier davantage man ci Siggi Jotna je suis le conseil en communication d'Ablaye et bon ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñi bokk ci membre fondateur yi pour revenir maintenant à votre question par rapport ak lii Ablaye def xam nga xarafal bu njëkk boo ko musaana seet tey jamono ci cosaan daawul nekk sax xarafal benn dañuy xool tout un village des villages environnants mu nekk lël boo xam ne 200 personnes lay doon am ay selbe nu jàpp xale yi yóbbu leen ci la case de l'homme mu nekk benn moment boo xam ne initiation la vers la responsabilité future de l'homme xale bi dañ koy jàngal nekkin xale bi dañ koy jàngal wax xale bi dañ koy jàngal nu muy xool lépp ñu ngi koy jàng ci lël kon lël dafa nekkoon école de formation pour l'homme du futur bi nga xamante ni moom la ñu dugal ci biiru néegu góor kon tey jii Ablaye su ñëwee def lii dafa mel ni dafa delloowaat cosaan wala buy ca mboy ga parce que boo xoolee tey lël bii 32 personnes te du fi yem ni ko Aline wax effectivement waa daara jaa ngi ci xale yi dëkk ci kër gaa ngi fi ensuite boo xoolee daara ji dafa nekk multidimensionnel boo xoolee il y a des Maliens il y a des Gambiens il y a des Sénégalais Guinée-Bissau donc daara ji dafa yaatu moo tax gis nga fa tabaarakallaahu kon loolu nga xamante ni moom la noo xamoon ci cosaan Ablaye fexe na ba indi ko ci beneen forme mais c'est vrai parce que ñun itam à travers le théâtre war nañu mën a indiwaat la culture maanaam mën nañoo indiwaat lan mooy njariñu lël mën nañoo indiwaat lël dans sa forme la plus traditionnelle ba nga xamante ne xale yi parce que léegi boo seetloo ñongu léegi sax Aline nañ ko moderniser dañ lay yóbbu ca clinique ba piqûre la doo yëg sax ñu ngi koy dagg ensuite buñ lay solal mbubb sa mbubb yaa nga daan sol moom lañ lay solal sa yaay di la dugal ci néeg bu climatisé di la sang tous les jours mais ça ne se passe pas comme ça d'abord bala ngaa dugg néegu lël dañ lay defal ay ñaan parce que pour te protéger contre les mauvais esprits parce que dañ naan boo duggee néegu góor ci moment boobu les mauvais esprits lañ lay soxla donc am na ay ñaan yu lay def pour aar lël bi ensuite mbubb mi ngay sol dafay nekk mbubb traditionnel ku la xool xam ne yow mi njulli nga yow léeg-léeg nga daje njulli boo xam doo ko xamee ndax la muy sol ensuite lël nu jël la sorele la ak say parents doo gis sa papa doo gis sa yaay doo gis kenn pendant des jours sa selbe dong ngay gis muy le maître des lieux et tu lui voues un respect da nga koy ragal goo xamante ni moom ngay gën a ragal sa ndey moom ngay gën a ragal sa baay selbe boobu donc yooyu yaakaar naa ni aujourd'hui Ablaye nous interpelle par rapport à ça nous indi ko indiwaat ko sur le plan culturel mais on a bien entendu le message inchallah on va essayer de faire de notre mieux. واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان. kaddu gi nag dama ko yëkkati ci turu délégué de quartier dafa xaw a yaramam moo xaw a sutante lu may jafe la sax waaye faaw ma def ko parce que Birame moom jaral nañu ko parce que suñu doom la et nuyoo boobu yëpp nag waajuru xale yi
ñi fi teew délégué de quartier yi dëkkandoo yi waa ñi fi neew ñëpp ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci monsieur Diagne mi nga xamante ni moom moo gite délégation bi ak responsable jeune Siggi jot na ñu bëgg nuyoo boobu mu dëxañ ko tegal ñu ko ci loxo président Dieye di ko wax ne li mu def gis nañ ko rëy na ci ñun trop mais mu nekk ne aussi jaboot aussi ku koy lebal na nga koy lebal lu mu lay mën a fay te lii am nañu ñu ngi ñaan pour mën leen ko fay parce que Bira mi nga xamante ni suñu doom la ñun am nañu kattan ak yéene bu nga xamante ni lépp li nga xamante ni mu ngi ciy teg tànkam dinañ ci ànd ak moom gunge ko loolu nga xamante ni moom lañ fi wax nag muy tuut muy bari yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi ñaanal ñu fi nekk ñëpp di ñaanal bàjjenu gox bi ñoom ay jigéen lañ ñoo xamante ni ñu am pas-pas la ci mbir mi Bira mi aussi tamit ku am pas-pas la di yóbbante suñu nuyoo aussi ci président mosoon nañ am yu ñu yóbbante yoo xamante ni joxoon nañu ko responsable des jeunes moo ko andi woon gis nañ ko muy lu rëy trop ci ñun yaakaar naa ni gox bi rëy na fayu rëy na mais ñi ko fiy def ñu néew la kon nag na ngeen ko xamal ni ko délégué de quartier ak ñi nga xamante ni ñoo moom ñu uuf ñuy quartier fayu yëpp ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla di ko gërëm te ñu ngi nakk ci gannaawam di ko déglu yàlla na yàlla nangu lépp yàlla na yàlla nangu yëpp jërëjëf. xam naa di gërëm waa Thiès yëpp bu ma yeboone waa Thiès yëpp ñoom lañuy gërëm waaye rawatina ñi nga xam ne lii bu ñëwee ba agsi ci ñun yàlla ak seen taxawaay la muy xale yi xam ne Bira la ak ñim àndat ñi ñëw fa ñëwaat fa te lu jiit loolu it doon nañ fa ñëw seen yitte mooy lan nit dafay bëgg ñi koy bàyyi xel nit dafay soxla ndimbal donte ne lam nekk am na ci man-man waaye manta matale wàllam lépp kenn ku mënal sa bopp lépp amul dangay man lenn nga bëgg ku li ci dimbale bu ko defee ñun bu ngeen jógee taxawaay yoo xam ne du ñun ñoo leen ko laaj waaye yéen a jógal seen bopp xam ne lii lu rafet la bon dañ leen ci sant leen gërëm te ki man war a deful lu yàqu ñu ne ca la bokk walla bokk sax ki man waaye waru ko mu seetaan bu mbir yàqu itam ca la bokk kon nag ñi nga xam ne ñoom yàlla dogal na yàlla sédd na leen asmaan man ñu jóg ne nañ ko bokk ak ñi nga xam ne mérito nañ ñu bokk ak ñoom te ndimbal dafay nekk ci ay fànn nit ki nga mën a dimbali ci sa doole nit ki nga mën a dimbali ci sa xel nit ki nga mën a dimbali ci sa poos léegi nag yooyu yëpp dafa mel ni ñoo dajoo ba tax ñu ne ñii njaboot lañ koo xam ne am nañ ndey ak baay am na ci loxo yuñ nekk waaye ñun ñii yàlla sédd nañ astuus soo xam ne am na fu ñu leen mën a faree ñu ñoo faree ñi fi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax nag ci turu waa jeunesse su Siggi bi di responsable Aline Ndiaye nekk fii Fayu di nuyu suñu jigéen Ami Collé nekk responsable Siggi tamit fii ci au niveau des parcelles di wax ne président le coordonnateur Thié ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant it le président Ablaye Dieye ci acte bii mu defati ndax Thiès mënatuñoo wax te waxatuñu le président Ablaye Dieye ci taxawaayam Fayu ni ko représentant délégué yàggul dara bi ñu fi délégué de quartier bi sollicité ci ay gel man ak Samat ak Massaer mi indi na fi lu am solo ñu jox leen ko bi ñu taxawalee ñoom Bira Aïda ñi taxawal mbir mi muy circoncision bi ñu defal waa Fayu di 30 personnes muy lu am solo mu jël lépp en charge ñun defuñu ci dara lu dul sollicité ko mu defal ñu ko tey di ko xam ndax ku xam démb li ñu sollicité waat sax moo ëpp li ñu def nii kon may remercier le président ci acte yi mu taxaw ku xool vacances yi ren journée de reboisement bi mu lancé ci Thiès gépp jóge fa def journée don de sang ku xam temps yi jamono hôpital régional li ñuy soxlaa deret chaque jour ñu ngi lancé nit ñi appel
mu ñëw def vacances citoyennes tey jii la collecture bi école Iba Katiba kon yaakaar naa ni Ablaye lu ko nit di wax nañ ko ñaanal li mu yéene Thiès yéene ko ci dëkk bi suñu borom yeggale ko mu def ko ak sagoom fierté Thiès la sagu waa Thiès la ñun de fas yéene ñoo ànd ak moom ba keroog mu naan fii laa yem te am nañ ci moom yaakaar te may lancer appel waa Fayu xam ni kii yaakaar naa ni suñu sag la suñu tiitër la ci buñ ko jàppalee taxawu ko yaakaar naa lépp lu Fayu soxla lum ci man lu ne dina ca taxaw ndax amul lu activité buy am fii ci biir dëkk bii Thiès ca Ablaye Dieye nit sollicité ko te loxoom demu ca amul de loolu moom sañ naa kaa war waxuñu nag waxi politicien moo tax nag image am neex a jaay ay mbiram neex a jaay du ma def nag lu dul di remercier Bira Absa ñoom ay def vraiment ci seen taxawaay ndax it ndaw lii lañ koy doyee ci koñam lii parce que sa koñ lu mu soxla da nga caa war a xar sa tànk tubéy bàyyi affaire intérêt personnel di dox saw ndax bu ëllëgee loo soxla nag mu yomb tey ji lii wane na ko di nuyu tamit de base suñu frère Abdou Samad mii nga xam ne moom it kenn la ci Ablaye di taxawaay bu am solo moom boo waxee mu ne doxal leen rek man maa ngi seen ginnaaw kon yaakaar naa ni ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di leen sant bu baax ndax njaboot ku ko jàppale rek ci njabootam du def lu dul sant la ñu leen di sant Cheikh Ablaye Dieye mii nga xamee ne ak xale yi ci gox bi ñoom Bira ak xale yu jigéen yi yëpp ñi nga xamee ne ñoo fi indi initiative bi ndax kenn ku ci ne bëggoon nga tey jii xalafal sa doom waaye am na ñoo xamee ne seen loxo jotul seen ginnaaw kon ku leen ko defal ci wayafal leen ko nii ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant di sant ustaas yi fi nekk yëpp ak boroom kër yi ci kër gi ak chef de quartier ak ñi mu àndal di gërëm astu mii nga xam ni mooy directrice su gox bii man nag bàjjanu gox laa maa ngi leen di gërëm te di leen ñaanal fi ngeen jëm yal na leen yàlla taxawu ba jàppale leen ba fi ngeen bëgg egg ngeen egg fa Bira ñu ngi lay gërëm bu baax macha allah yaag ñi nga àndal. di rafetlu initiative bi comme ni ko bàjjanu gox bi waxee parce que jaboot moom ku ko jàppale ci ak ay tutànkam rek yow yaay mbokkam macha allah du ñëpp la seen loxo jot seen ginnaaw ba ñu mën di def lii di dugal seeni doom néegu góor léeg-léeg saa dina metti lool nit bëgg ko waaye du ko mën waaye yéen ñi am xel mu rafet mii dox ko wax ko ku mel ne Bira ñoom Absa ñoom kii xale yi jigéen yëpp wax dëgg yàlla di ànd di dox di jàppale Ablaye Dieye yal na leen yàlla jàppale bu yàggul rek lañ fi ñëw def fi acte bu rafet bi ñuy def di jàppale sunu gox ñu ñëw jàppale ñu ci Covid 19 bi fi amoon indi fi ay kit d'hygiène yu bare yu baax yoo xam ne école yeeg kër yeeg jàkka yeeg ñëpp ci bénéficié wu kon ñu ngi koy delloo njukkal di ko waxaat jërëjëfati comme nag moom day def te yàlla rek a tax yàlla mi buur yàlla na ko fay yàlla mi buur yàlla na ko fay yàlla mi buur yàlla na ko fay te ñu fekke ko mu sàmm ko aar ko yiir ko musal ko muccal ko ñu nag amuñu lu dul fayu te ku jàpp ci fayu ñu jàpp la. dañ di ndaw te bëgguñu di wax ci kanamu mag ñu ñu bëgg rek ku ñu ñaanal ñu jëm ci kanam bëgguñ ku ñu gërëm parce que ndaw bu ko teel a gërëm danga koy ñaanam dem ci kanam gërëm bi ci ñun lay jóge di dem ci kilifa yi nga xam ne tey mag ku ko déplacé ku ne da koy jaral parce que tey ay kilifa ñoo fi toog sama mii si jot na bopp mais ñun dañ koy tiitaroo ñëw fi tey en tant que copain Ablaye Dieye dafay ñëw en tant que notable ci fayu ki mu dendal di monsieur Anne man moo ma yoroon classe de 3e sama prof français bu dëkk ci koñ bi ñëpp xam baaxam ak taxawaayam ci jeunesse bi ka ca topp mooy Moussa Konaté muy prof EPS ñëpp xam ko Thiès nekk fi arbitre taxawu baax waa koñ bi liggéey bi amoon ci bu njëkk ci Covid bi ak ceeb bi ñoo ko bokk dox ko liggéey ko macha allah di ko gërëm tab bu baax Imam Sall moom xam ngeen ko yaakaar naa ni ñi jiite daara yi ci Thiès ci la bokk yàlla defoon nag ñu dem seeti ko waxtaan ak moom pour ñu jox ñu ay taalibeem yi nga xam ni toll nañu diggante pour xarafal leen ñu defal leen ko ci ndimbalu Ablaye Dieye
ka ca topp mooy suñu papa Ousmane Gueye moo nekk adjoint chef de quartier bi Pa Gora waroon naa ñëw parce que àndoon naa ci sa pour ñu jëli ko mais yaram bi moo xaw surtout trop parce que jawet bi da koo daaneel so tellement moo tax mënut a ñëw ki ci topp ki na jotam muy tonton Chérif di enseignant fii ci école primaire bi moom tamit mu nekk kilifa gu dal wallaahi li si ku ñuy jàng ci moom bi mu fi dëkkee yàgg na mais Chérif doo ko dégg mu wax ay élèves sax boo ne la leen koo leen bëgg mu jàngale ñu ne tonton Chérif ñu leen di gërëm di nuyu Baye Cheikh mi ñëw léegi nii di nuyu tamit sama ñaari maire yi bàjjenu gox bi maire Maguette Sarr ak maire Assou ñi nga xam tey école bi ñu nekk moom mooy directrice bi te bu ñu fu diggee yàlla ak ñoom la di tamit gërëm moo responsable ci Yacine parce que dafa am loo xam ne man dama koy wax te toujours man sama ngëm-ngëm laay doxee dañ di xale te ndaw bu la joxee cër da nga ko koy delloo di ko ñaanal yàlla poste bi mu nekk ba muy dem ba wóotu Thiéma Yacine ci coordinateur parce que c'est un jeune boo xam ni man kenn neexulu ma nee naa Sigi Jot na kenn fay ma ne ma kaay bokk ci Abdoulaye jox ma xaalis na ma kaay bokk Sigi Jot na kenn fayu ma man maa engagé sama bopp yaakaar ni man maay Abdoulaye Dieye fayu du ci xaalis mais ci taxawaay ba ci dal ba ak ci am yëg-yëg ci sa population parce que tey ñun bu ñu wootee ñun dañoo bokk Sigi Jot na kenn ci ñun ku ne da nga war a wootee image Abdoulaye Dieye parce que kooku nit la koo xam ne tey Thiès amul lenn luñ koy sikkee du tànkam lu kenn parce que nit tamit même boo gisut yaa ngi dégg rajo yeeg télé yeeg ku ci ne xam ne Abdoulaye Dieye taxawaay bi mu am ci Thiès ci jàng beeg hôpitaux yeeg fay moom da leen beral loxo parce que bi mu fi ñëwee yàggut ñëwaat na fi te incha allah dina fi ñëwaat man maa leen wax loolu parce que koo xam ni loo ne ko fayu soxna la lii dañoo toog maag moom maseer ñu toog fekk def naa suñu réunion waxtaan ak samay xale yu jigéen ba ne ko lii lañ bëgg a def ci fraction de seconde dama ne ko Ablaye de ñun de lii lañ bëgg a def suñu koñ maseer ñu toog du mbàyyi fen dana ko bu màggal gi jeexee rek activé ko mu jàll bu ci taxawaalu maseer gi ne du mbàyyi fen ci fraction de seconde dama ne ko ñun de am nañ yéene xarafal suñuy xale yu koñ 25 laa ko ñaanoon te yaakaar naa ni ñu ngi ci 32 kon kooku ku la ko defal ku ne dalaa sas ñun daf ñoo sas parce que tey buñ génnee ci koñ bi ku ci nekk daf ñuy xoolee ni yow kat yaa fi defoon lii wala yow kat sa leader moo fi defoon lii kon dañuy fexe ñaan yàlla di def leneen lu gën a raw lii ci koñ bi di gërëm tamit Aliou Ndiaye parce que boobu tey bàyyiwuñu parce que ndaw boo nekk ak moom parfois sax xat-xatal ak moom wax ko dëgg bu sële parce que dañoo xaw a doy waar te ku ñu bàyyi rek ñu demee suñu xel trop te xelu xale parfois mu baax parfois mu bon mais bu mag di nekk ci ginnaaw di ko coacher kon yaakaar naa ni boo waree dérailler rek dina ko jubbanti dañoo ànd nag ànd nawle te li ñu bëgg mooy Abdoulaye Dieye téye loxo Thiès téye Thiès ci loxoom te ñun loolu mooy suñu yitte mooy suñu gox ñun fayu ñu téye ko ñun suñu loxo képp kuy jeune ci koñ bi xam ni biraak ña mu àndal ak ñoom ayda ñoom ñëpp dañoo taxaw pour liggéeyal waa fayu te waa fayu bu ñuy liggéey Abdoulaye Dieye du leen bàyyi ginnaaw. mu mel ni tey bis la bu am solo la ci fayu ginnaaw ba ma nuyoo imam Sall sama imam ndax samay farata ci wàllu diine moom moo koy jiite fii ci fayu maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam responsable bi ma fi fekk naka la tur wi Birahim Diallo Birahim maa ngi lay nuyu di rafetlu sa kàddu fa tabaarakallaa ànd na ak yar ànd na ak conviction ak ngëm-ngëm di nuyu Thié ak toute la délégation bi nga xamante ni ànd nañu ak moom ñëw jëmmal teewal ki nga xamante ni mooy l'esprit et la vision de Ablaye Dieye wax na dëgg démb rek ci téléphone mu ngi may wax cérémonie bi ndax tey man maa ngi fa war nu jógee 9h pour dem Saly Mbour doon fa def benn tournage d'une série
boo xam ne actuellement nii su ma jógee fii ñu ngi may xaar mais dama leen ni nañ ma retardé li ma fa waroon a def parce que lii dafa bokk ci samay farata ci sama dund ndax engagement dafa garaaw maa ngi koy rappelé démb ma ne ko jour bi may ñëw kër Ablaye Dièye quand on m'a parlé de lui et de sa vision je ne connaissais pas l'homme xawma ko musuma koo gis yàlla na ko yàlla yërëm moom ki nga xamante ni mooy di ma Diop Sine yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na bàmmeelam gënoon woyof ci moom yàlla na àllaaxira di noflaayam. C'est par l'intermédiaire de ma Diop Sine qui m'a parlé d'Ablaye Dièye te ma xam ma Diop Sine engagement am te du dugg ci lu caaxaan je suis allé vers Ablaye Dièye quand je suis venu dans sa maison fekk leen nu nekk ci jamonoy añ man dugg naa ci kër gi ci salle bi di xaar Ablaye Dièye te xaw ma ci kër gi kan moo ci Ablaye Dièye c'est après que lañ ma ne ma kii mooy Ablaye Dièye ma ne ko dañ maa wax sa vision ci Thiès dañ maa wax ni nga bëggee te mbir yi dafa laaj ko ko révolutionner mais kii ma wax convaincre ma mooy ma Diop Sine je suis venu à ta rencontre pour te dire que ni je suis avec toi c'est comme ça que j'ai rencontré Ablaye Dièye te it loolu ma defoon noonu booba siggi jot na amagul juróomi nit ñu ngi ci benn salle la ñu nekk salle effectivement il a raison wax boobu nag moo tax ma ne nañ ma bàyyi lee fee ndax ma sàmm engagement bi ma joxoon ci Ablaye Dièye pour li nga xamante ni moom la bëggal Sénégal ak wala Thiès en particulier di nuyu ñëpp monsieur Diallo waroon nañoo xamante bu yàgg parce que danoo bokk lu ñu bëgg parce que danoo bokk vision danoo bokk ku ñu jàppale bi may indi Ablaye Dièye Fayu c'était pas sax ci circonstances yi mais indi naa ko fi pour le mettre en rapport avec les populations de Fayu en son temps kon yow lii ngay def nii dëgg-dëgg da ngaa yokk xar mi rek karaw mais yokk nga ko nag yokkin mu rafet parce que on a besoin que des gens comme ça des gens engagés qui ont la foi et qui ont une vision te yow nii ma dégg nga waxee ni ànd ak yow liggéey day yomb ndax day nekk loo xamante ni ñaar ñu bokk lu ñu bëgg la am fu nu bëgg a yegg am nu leen fa bëgg a yeggalee am derrière eux quelqu'un boo xamante ni boo ko approché wul doo ko xam Ablaye Dièye boo ko jigéewul doo ko xam dama koy wax léeg-léeg ma ne ko Ablaye ma ne ko tu es très jeune mais ànd ak yow neex na mais ànd ak yow naqari na man mu ma pourquoi ma ne ko ànd ak yow neex na parce que yow doo xaar nit ci soxlaam doo xaar nit mu lay ñaan ndax ñaan dafa metti tàll loxo dafa doyadi mais yow laa gis koo xamante ni di nga ñëw ci nit ki ci li la yàlla wërsëgale bu fekkee ni wërsëgam am nga ci nga jox ko te du la ñaan ñaari bi ma ne ko da nga honnête lool ci politique te ñu bëri dañoo peindre la politique jataay honnêteté la malhonnêteté jataay fen ñu baal ma ci kàddu gi wax lu dul dëgg ak jataay nax nit ki yow duxoo ci loolu Ablaye Dièye lum la wax def ko lu mu mënul science tenante lanaan la mënuma ko exemple laa lay jox barki démb y a moins de 2 mois je suis rentré dans son bureau fekk fa l'ensemble des étudiants du département de Thiès du Sénégal département yëpp étudiants yëpp ñu daje leurs responsables daje dans le bureau d'Ablaye Dièye ñëw di ko soumettre ay problèmes de logement ak ay problèmes de bourse unique Samba Ndiaye science tenante mu ne leen dinaa leen jox 2 millions le lendemain quand je regardais les informations à travers le net laa gis ni la ma waxoon étudiants yi def na ko te loolu it nekk na loo xam ne moo gën a tuuti ci ay actions donc voilà quelqu'un boo xamante ni yaakaar naa ni suñu jëlee li mu bëgg ñu teg ko ci ay loxoom ca moment ba mu ko bëggee les choses vont devenir autre chose Thiès sera révolutionné la politique sera révolutionnée ndax c'est un homme de foi c'est quelqu'un boo xamante ni dafa xam li mu bëgg xam fi mu jëm te làmbutuwul ma ne ko Ablaye bu ko neexoon du def politique ci liggéeyam la ne pendant combien d'années di gérer une entreprise pendant combien d'années kon su ñëwee ci politique
dafa bëgg c'est pour les affaires de la cité c'est pour révolutionner la démarche bi nga xamante ni noonu la ñu yoree cité bi dafa am lu mu yéene Thiès loolu mu yéene Thiès nag bis bu ko yàlla teg ci ay loxoom dinañ xam ne on a affaire avec quelqu'un de très positif comme monsieur Diallo man may jàppal ne am nga fi partenaire à Fayou dinañ jëlante ay coordonnées sa partenaire là lu ma nekk ma xam di nga ko xam loo nekk ma xam ko ndax lii Fayou bokk ci li nga xamante ni moom la Abdoulaye fas yéene yilif dafa laaj beneen liggéey boo xamante ni liggéey bu wóor te nii nga waxe nii ma la déggee ku ànd ak yow rek am résultat ci Yacine jërëjëf gis naa ni la Abdoulaye def mais il s'est pas trompé parce que njiit nga koo xam ne lu ne ngay dégg lu ne li ngay dégg su fekkoonte ni dégg-dégg mooy tax nit ki bàyyi nga bu yàgg ndax dëkkal nañ la ci néeg yu ne waxal nañ la lu ne mais maa ngi doon xool rek nooy comporté woo tu as été toujours à la hauteur tu gères les affaires d'une manière très positive tu le gères avec responsabilité et à l'image de notre leader Abdoulaye Dièye. yéen nag bu ngeen waxee ba pare defe naa bu ma sañoon sax mun naa bañ a wax parce que foo nekk responsable Siggi jot na fu mu nekk Abdoulaye Dièye la fa nekkal Yacine la fa nekkal mouvement bi la fa nekkal donc mënoon nañ jëw sax jël kàddu jébbal leen ko ngeen wax ñu tëj dem ndax ñun ëpp ñu leen responsabilité ci li ñu bokk jàppal ma jàpp la en tout cas loolu mooy philosophie mouvement bi loolu mooy suñu philosophie président Abdoulaye Dièye président Abdoulaye Dièye nag defe naa ay qualité am Bira am na lu mu ci wax Aliou Ndiaye am na lu mu ci wax Baye Cheikh am na lu mu ci wax buñ ci doon wax fii ba suba duñ ci jóg dañ koy tënk rek muy ci yar gi ci am diine gi ci dal gi ci tabe gi ay qualité yoo xamee ni que la mun nga see tënk personnage yu Abdoulaye Dièye ndax jiite ñoo xam ni ñoo la mag fuuf ñoo xam ni du alal lañ gis ci yow mais dafa am lu leen boole loolu mooy benn philosophie bi mouvement bu bees bi nga indi comme ni ko Baye Cheikh waxee sànq ndax nit ñi tegoon nañ fenn politiciens yi ne duñu wax kat dëgg ñu baal ma waaye ñun dañ ne war nañoo mën révolutionner politique nit mun ngay wax dëgg tey def politique ndax loo mën nga ne mën naa loo mënu nga ne mënuma bañ a diggee loo xam ne doo ko def ñun nag vraiment boobu ba léegi nag ñoo ngi sàmmante lool te dinañ ci fas yéene continuer yëg gum leen yëg ak nawloo gum leen nawloo moo tax tey metti lu na li mu raté occasion bi moo tax mu ne ma defal délégation bu mag nga jiite ko yow en tant que coordinateur ngeen dem féddalil ma sama kóllëre ak waa Fayou ak waa Parcelles délégation bi nag dinaa lim quelque rek yu ko composé man maa ko jiite man may coordinateur bi ci Yacine Diagne ànd ceeg responsable des jeunes Massayar Gaye ànd ceeg suñu doyen Badou Camara ànd ceeg chargé de communication Ndeyassou ànd ceeg responsable des Amazones am ngeen sax ay Linguère fi ñi ay Amazone Ablaye Dièye lañ ak Bàcc Diop plutôt Bàcc Ba Omar Diop Bamba professeur Bamba bu nekk zone nord la dëkk ak Daouda Samb donc wan leen ni yëg bi mu leen yëg ak ñee ay rakkam yi ñoom ñëpp bokk ci délégation bi donc yëg bi mu leen yëg moo tax délégation bi toll nii ni toll ndax ñu bëri sax bëggoon nañ ñëw waaye dañoo am ñaari activité tey beneen dañ ne ñenn ñi nañ dem fële école Clémenceau ñenn ñi ñëw fii lii nag dafa nekk daanaka benn continuité ci benn concept bu ñu développé woon depuis ci vacances yi ndax ñëpp xam nañ ni bi mbas bi daanoo suñu kaw metti na walla yàlla may nañu yàlla tam dafa mel ni dafa def
li muy def rek am na lu tax mu def ko ndax mbas mi tax na nit ñi gën a xarañ nit ñi gën a xalaat ci économie nan la ñuy gën a développer suñu économie ndax lii bu ñëwatee mu bañ ñoo dal nan la ñuy gën a taxawoo suñu éducation ndax lii bu ñëwee ñu bañ ñoo dal nan la ñuy gën a taxawoo suñu wàllu faj wàllu santé ndax lii bu ñëwee ñu bañ ñoo dal ren loolu noonu la demee looloo tax aussi bi nga xamee ni que vacances ñëpp xam nañ nawetaan dana am mais ren ak conditions yi nawetaan mënul am loolu tam may suñu jeunes yii muy yéen ñii Massaer nekk ci bopp ba ñu développé génn benn concept bu bees ñu tuddee ko les vacances utiles de Siggi maanaam mbër mu am njariñ ci la ñu développé concept boobu ngeen dajoo macha allah réfléchir ci wax ni kat ñun bëgg nañ cee def ay activités yoo xam ne dina amal njariñ askan bi won leen ni nawetaan am na leen lu ko mën a remplacer bu amul ci la ñu defee lañ posé acte 1 bi muy première activité bi ñu def muy dajale ndaw yi ñu dugg ci gox-goxaat yi distribuer ay masques sensibiliser nit ñi ci feebar bii ñu nekkoon muy Covid 19. ñu jëlaat beneen activité muy activité 2 ñu ne dañuy def reboisement ñu dem ci ñetti communes yu nekk Thiès yëpp ensemble def nañ fa au moins près de 500 arbres plantés nañ ko ba fayu fii indi nañ fi ay garab ñu jógee ci activité boobu ñu ne dañuy dem maye deret ndax gisoon nañ ni banque de sang yi nekk fii Thiès yi nekk ci àdduna ci Sénégal bi yëpp laay wax sax dañu amoon problème mu deret ñu ne kat ñun dinañ jël suñu deret ci li ñu am dem dimbalee ko ñi nga xam ne dinañ ko soxla ci lañ maye au moins lu xaw a jege lu mat juróom fukki vraiment boyetu deret poche de sang yóbbu ko ci hôpital régional bi muy acte bu rafet di acte citoyen di acte bu noble en même temps ñu xam ni kat école bi xale yi seen bër bi yàgg na ñu dajale ay cours de vacances ubbi ko am ay professeurs yu ñëw volontairement c'est l'occasion maa ngi leen di remercier di leen féliciter di seen engagement dañoo ñëw bénévolement élémentaire ba terminal des professeurs des enseignants ñëpp ñëw ne volontairement ñun on vous accompagne sur cette activité bi dañ leen ci accompagner ñu ubbi Iba Katiba jël fa lu xaw a mat ñaari téeméer xale ba tey la clôture bi xale yi ña nga fa nekk di comme dañu abaloon école ba ñu paree ña nga fa nekk di ko setal tamit le président Ablaye Dièye ne leen kat bu ngeen jàngee ba pare it dinaa leen accompagner ci ouverture de classe bi maanaam ku ci nekk dina jël muy benn wala ñaar wala ñetti kaye lu mu am du dooleem attan mu dimbalee ko parents yi xale yooyu nga ñëw nañ foofu di jàng ñu jox leen ko ndax ñu préparer seen ouverture des classes bu baax te tamit accompagnement bu du yem foofu ndax ñoom ñëpp ñoo ngi seen i numéro téléphone ñoo ngi ak seen i coordonnées donc professeurs yooyu engagé wu nañ ni dinañ leen suivre accompagner leen fu occasion amee muy fête de Pâques fête de Noël lu mu am ñu jéem leen regrouper vraiment tàggataat leen di suivre pour ñu mën leen mu am suivi daal bu ñu jógee foofu aussi ñu gis ni waa fayu yi ñëw nañ ñun kat dañuy participer ci vacances utiles yi de Siggi yi ni ci participer mooy dañoo am ay daara yu nekk foofu ak ay ndongo yoo xam toll nañ ci xaraf waaye amaana mataguñ ko kiiwaguñ ko defaguñ ko bi ñu ko ñëwee waxtaan ak ñun bokk président Ablaye Dièye rafetlu ko ne leen dem leen xool lu mu laaj ma def ko bi ñu ko indee it yàlla dogal mu mottali kàddoom ba démb xarafal nañ leen looloo ñu fi dajale tey pour ñu vraiment waxtaan loolu tam muy acte bu rafet ndax boo xoolee ñi ko composé ñii dañoo nekk ci kër nekk seen famille ñii nekk ci daara di jàng alxuraan loolu jàngat la war a def ci ñoom ñii xale yi won leen ni xale bi nekk ci daara ja di jàng alxuraan bu génnee ñu jox potom mu dem yalwaan ñi benn kër ñaari ñett ñëw gënoo ko dafa am ndey dafa am baay na ngay jàngee école ñu lay yar moom mi ngi dem ci daara ja la ay parents choisir pour mu jàng fa ñu yar ko ndax daara du dara loolu day toj xol day yar nit jox la xam-xam lépp loo xam-xamu nasaraan jox daara mun na la ko jox
boo xoolee daanaka fii Sénégal ñi fi ëpp daraja muy ci wàllum xam-xam ci wàllu alal lépp boo leen xoolee jaar nañ daara sëriñ daara yi jaare ko ci imam Sall mi wax leen ni gis nañ rôle bi ñuy joué ci askan wi Ablaye nag nee na mi ngi leen di gërëm ci turam di leen sant di leen wax ni mi ngi seen ginnaaw lépp luy seen yitte mu jëm ci intérêt askan bi pare na pour def ci loxoom li mu mën nee na woon ma yeggale leen loolu nee na mi ngi leen di gërëm fu gërëm commencé mais xamul mënu xam gërëmam amul fu mu yem di gërëm aussi les responsables yu nekk fii muy les Linguère ak Bira mention spéciale parce que Alioune mooy seen mag waaye mi ngi leen bàyyi ngeen di doxal waaye mi ngi ci am bët ci yéen di waxtaan ak yéen di leen tegaat ci raay bi donc te xam naa ko xamel boo xam ni bu amee lu dëng dina leen lii baaxul te boobu ba léegi vraiment yéen a ngi koy doxal mu tegu ci yoon donc ñoo ngi leen ci féliciter au nom du président Ablaye Dièye et au nom du mouvement Siggi Jotna mënuñ ñëw fii ba dem nag te duñu sàkku ñaan ci ndongo daara yi ak ci imam yi ñuy fekk ndax Ablaye comme ni ñu ko waxee dafa nekk ndaw boo xam ni ci poosu boppam lay dimbalee askan wi du kenn ku ko ci fekk li ko yàlla wërsëgalee mu tuuti mu bëri moom lay ñuqi di ci dimbali ñi nga war a dimbali te loolu xëy na politique bi dafa gën a fësal waaye ba mu koy def waxul sax ay waxu politique te da ko daan def discrètement politique nag xam nga loo ci def day daal di fës waaye da ko daan def discrètement man mi nga xam jege woon naa ko sax bëri na yu mu doon def yoo xam ne bi mu duggee ci politique laa xam ndekete daan na def li daan na def li donc kooku buy def yàlla la ci jiital donc man dañuy sàkku ñaan ngeen ñaanal ko mu egg foo xamee ni que ci ay responsabilités am dina mën a ànd ak askan wi liggéey pour jëmale Kees kanam ndax musuñu dégg Ablaye Dièye ne kat kaay leen falma musuma dégg mu wax ko te du ko wax danaan kaay leen ñu ànd liggéey ndax suñu gox jëm kanam donc ñu leen di ñaan di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu mbébét boobu mu am yàlla may ko mu nekk ci place boo xam ni dina ànd ak waa gox-goxaat yi liggéey Cees ñëpp teg seen bët. waa mbokk yi gis ngeen njulli yii ñëw njulli yii ñu ngi dëkk Fayu am na ñu jóge ci ay kër am ñu jóge ci ay daara mat nañu fanweeri njulli ak ñaar sunu mbokk mi Bira tindi ci doxalin wu rafet ak xalaat bu rafet ci la Ablaye Dièye jële xale yii dugal leen néegu góor muy loo xamante ni acte la boo xamante ni waxuma sax politique mais da ngay jaamu yàlla ci ay jaamam loolu la Ablaye Dièye def yow noo tudd. Amadou. ah. Amadou. fon nga dëkk. Saloum. ah. Saloum. moom taalibe nga. waaw. waa gis kii taalibe ndongo daara la mu nga dëkk ba Saloum tudd Adama Amadou Guèye sant wi neexul yow noo tudd yow waxate ko. Ibrahima. yow foo dëkk. Gambi. gis nga xale bii taalibe la mu nga jóge ba Gambi ñëw Sénégal dëkk Fayu fii la duggee néegu góor ci kàttanu yàlla jaarale ko ci loxol Ablaye Dièye fa tabarakallahu yow noo tudd yow. man Ousseynou. yow foo dëkk. Gambi. gis nga kon am na ñaari Gambien yow sénégalais la ah. waaw. Saloum. kon sénégalais la Saloum sénégalais la am nañu ñaari Gambien ak benn Sénégal voilà l'Afrique kon xam naa ni kon geste bi dama yaakaar ni c'est un geste continental kon nag fa tabarakallahu yow dama bëgg tey nag yow nga nuyu waa Saloum
wax leen te nga gërëm Ablaye Dieye waxal ca kaw nag nuyu sa papa ak sa yaay di daa ragal a wax waa Gambie yow looy wax yow. man Abdoulaye Dieye yàlla na ko yàlla gërëm. ah. Abdoulaye Dieye yàlla na ko yàlla gërëm. li tax nga ñaanal ko loolu. dara. ah. moo de. ah. acca yow noo tudd yow. man Ousseynou. Ousseynou. waa léegi yow waxal ma dégg. kontaan nga. waaw. waaw yàbbi si loxo bi ngay lekk. kontaan nga. waaw. xoolal fële li tax nga kontaan. ñii dañoo kontaan ba mun noo wax. kon nag mbokk yi daal l'essentiel moo doon daal voilà le geste honorable et vraiment salué du responsable du président de Siggi Jotna Ablaye Dieye mu nekk benn ay lenn ci nga xam ne ay geste la comme ni ko coordonnateur bi wax yàgg naa def lu baax yàgg naa wax lu baax tàmbale ko ci njabootam ndax nee na nit ki bu baaxee ña ko gërëm na tàmbali ci ay njabootam ay parents ay frères am ay cousins am ñoo ko jëkk a gërëm avant ñi nga xamante ne ay ñi nga xamante ni sax soo jéewuñ ko ci wàllu mbokk gërëm ko lii nag bokk na ci li nga xamante ne yàgg na koo def muy ay gestes de bienfaisance kon monsieur le président ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla mottali sa yéene yàlla defal la jàmm yàlla defal sutura waa Gambie kontaan nañu waa Sénégal kontaan nañu merci beaucoup. tabaarakallaahu kon bu ko defee rek ñu fas yéenee ñaan yëkkati jotaay bi kàddu yëpp rafet na. te lépp itam tegu na ci alquran te mooy waqulu linnaasi xusnan bu ngeen dajee waxante lu rafet loolu itam tabaarakallahu la am solo la di ziyaaraat ñëpp suñu bàyyi Cheikh Seck fa tabaarakallahu ñu ngi koy ziyaara bu baax moom itam ba ñuy door di jël kàddu fekk ko fi waaye ay kàddoom itam rafet na fa tabaarakallahu le coordinateur ak gaa yim àndal yëpp yàlla na yàlla fay leen geste bi rafet na te itam pay gi amul kenn ku ko yor ku dul sunu borom tabaraka wa taala fa tabarakallahu ki nga xam ni itam mooy le président di monsieur Abdoulaye Dieye jiite mouvement Siggi Jotna moom itam yàlla na yàlla fay ko wuutu gi muy wuutu yàlla ci jaamam yi di def geste yu rafet yi yàlla bu mu niil ci daraje Seydina Muhammad ci barke alquranul karim ñu def fatiha salatul fatih mën a ñaan yëkkati jotaay bi ku fi indaale aajo yàlla na yàlla fajal la ko ku fi indaale njàqare yàlla na yàlla teggil la ko ku fi indaale jàngoro yàlla na yàlla saafara ko mouvement bi fi ñu bëgg mu yegg fa yàlla na kawe sunu njort ci daraje Seydina Muhammad te am nañu ci yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar mbas mi yàlla na yàlla jële ko fi fatiha salatul fatih juróom-ñeenti ya latif